waaw maa ngi leen di nuyu d'abord man monsieur Deme laa tudd nekk enseignant en mathématiques donc ci mathématiques Université Gaston Berger Demba Mbaye di nuyu waa dëkk bi yëpp di leen sant aussi ci accueil bi ñu ma defal vraiment xaw na ma laal bu bëri te ñu ngi fi fekk aussi di leen nuyu di leen remercier aussi ci góorgóorlu bi ñuy def pour dëkk bi jëm kanam. yow nga ñëw nekk président du jury donc est-ce que mën nga ñu présenter jury bi. waaw maa ngi nekk ci jury 625 donc jury 625 bi ñetti série la L prime 1 am 97 candidats donc ci 97 yi 53 yi ay jigéen lañu ñeneen ñi ay góor lañu maanaam benn série L2. nga xam ne 104 candidats la ñu am ci 104 candidats yi 57 yi 54 yi ay jigéen lañu 50 yi ñooy ay góor beneen bi mooy série S2 nga xam ne am na 100 candidats donc 57 yi ñoom ñooy ay góor 43 ay jigéen ci misaal bu ñu boole lépp dafa xaw a tolloo mën nañu wax ne ci série L yi jigéen ñi ñu ëpp ñoo ci gën a xarañ daal. mais série S yi différence bi bariwul je crois que ay juróom-ñett la wala juróom-ñeent comme ça soo defee écart bi donc série bi ma nekk nag comme ni ko wax jury bi ma nekk ñetti série la dajale. benn bi ay série scientifique amul série S1 nag. mais am na série boo xam ne S2 lañ ko tuddee boo xam ne mathématique ak science physique ak science naturelle moom la ñu SVT ñoo fi nekk ñoo ci ëpp doole. bu loolu jàllee classe yi xam na bëri te surveillant yi macha allah tel la ñuy ñëw respecté nañ heure bi aussi te loolu maa ngi leen di sant di leen ci gërëm kenn tardewul ñoo nañ ci njëkk ak teranga te loolu moo am solo ci bac parce que bac dafa nekk loo xam ne lu am solo la étudiant bi wala élève bi di def bac moo nekk premier diplôme boo xam ne moo koy jëmalee ci université te loolu dafa jar a fonk parents yi aussi nañ teel a jàppale seen doom. parce que dafa nekk période boo xam ne période pression la bu ñu ñëwee nañ leen teral ci kër ga parce que épreuve yi jeexagul te loolu am solo bu leen wax dara lu ñaaw liggéey bi sax mën na wàññeeku mooy que am na liggéey yoo xam ne leen ko def ci kër ga ñu wàññi ko ba bac bi jeex bac ñetti fan dong la neex naa mu ñëw waaw te wax bu ñaaw bu nekk boo xam ne am na rek nañ koy éviter surtout parents yoo xam ne dañu waral di xulu nañ sóoraale doom yi def bac wàññi xuloo bi di teral seen jëkkër te loolu baax na ci. waaw loolu daal laa xam ne gis naa ko ci. tey kon donc amul benn incident bu fi am. waaw fii nag Bambey maa ngi koy wax. ma ne dëkk bi daal neex na. parce que man dama ragal tàngaay. ci tàngaay laay dëkk nag. mais dañu ma dëkk bi dafa tàng Bambey tàng na mais bu ma ñëwee daal. dafa taw. te man daal gisuma tàngaay bi. taal ma sax clim gis nga clim baa ngi ni taal moo ko alhamdulilah. te ni jëm kanam daal. te lépp looy commencé ci calme rek. dañuy ñaan mu continuer. suñu responsable jaar nañ fi. laajte nañu fi ñu ne fii de am na jàmm. yàgguñ fi sax en général dañuy yàgg dañuy ñëw rek continuer. dem ci yeneen dëkk yi Diourbel ak Mbacké. te loolu bëgg naa daal mu jëm kanam. ba temps bi ñu fi def. ñu def ko ci njekk ak teraanga ak jàmm. parce que jàmm ci la lépp xëy. man daal lu may ñaaxaat mooy parents d'élèves yi. nañ góorgóorlu seen candidat yi. te bac yombut. métti na lool te xale bi def bac. da nga koy encouragé. te xam naa ne du ñu gaaw gisantuwaat message laay lancé rek. bu ñu demee ba résultat yi gën. ku ci am na dem bu mu ñaawul ko amut. xam ne yàlla li la dogal. bu fi yuuxu ba dara lenn dina ci dal. pression bi bu mu la sonal ku ci amul tamit moo gën dee. ñàkk moo gën dee. nga xam ne li la yàlla dogal. te luy ñëw ëllëg jàpp naa ne lu rafet lay doon. waaye am bac ret léegi suba maanaam safaan dal gënul kon ku ci jàll tamit nga xam ne dina yàlla dogal nga nangu ndogalu yàlla nga gën a góorgóorlu pour wutiwaat premier jour bi lan ngay aussi conseiller kii d'autant plus que notifié ngeen ko par rapport à utilisation téléphone beeg yooyu waaw yooyu xam nga comme ni ma ko waxee wax naa ko ci njëlbeen bac dafa nekk loo xam ne lu am solo la bu gisee policiers yi ñëw gendarme yi ñëw maa ngi leen di remercier fàtt naa leen remercier ñoom it wax dëgg yàlla ñu yaru lañu te ñu ngi def seen liggéey waaw
ñu def seen liggéey ñëw nañ ñu ko waree. message bi jàll na. lu ñu leen instruction yu ñu leen jox yëpp ñu ngi koy respecté à la lettre. te loolu aussi seen chef yi laay lancé message maa ngi leen di remercier de passage. te ñu fi yebal wax dëgg yàlla ñu def seen liggéey. beneen bi bac comme ni ko waxee dafa doy waar. lii di téléphone lépp loo xam ne message la ak lu mënta doon dañ ko interdire. ci enceinte bi waxuma la sax ci biir. wala nga koy def ci saak. ci entourage bi yëpp lañ ko interdire. ku yor sa téléphone fay ko benn téléphone bi sonn. te kenn amul droit ci fenêtre yi sax dañ koy contrôler nga xam ne dara du fa dem. pour wane ku ci jàpp rek yoon dee dal sa kaw. te loolu lu jara aar la lu jara bàyyi xel la. tey xale yi xam naa ne information bi joxe nañ ko parce que am na instruction boo xam ne joxe nañ ko surveillant yi ñu wax message bi avant ñu commencé. te xale yi aussi yeewu nañ ci loolu. ku nekk sa wërsëg da nga ko jot mais lu ci am solo lépp loo xam ne fraude la. ñun ay universitaire lañu. maanaam njub lañ ñu jàngal. te moom la ñu fonk. suñuy xale parce que ñu ku ciy jàng si ñun ngay ñëw. kon tey war na leen maanaam expliquer ci njëlbeen ba ñun lu ñuy doxee. lu ñu doxee mooy ak sérieux ak njub te njub boobu fépp foo dem maanaam moo lay jëriñ te ñun yàlla dafa def ne doomu dëkk bi lañ. man Bambey lu mu fi ñëw bëriwul mosuma dëkk maa ngi dëkk ba ci àll ba. raison de Diourbel sax bokkuma fi. mais yàlla moo xam fii laay ñëw comme président du jury. yàllaa ko dogaloon parce que sama ñam moo fi nekk. ñëw naa fi pour voilà mais lu ci am solo daal mooy xale yi nañ gën a góorgóorlu. képp ku yor téléphone. maanaam nga fay ko wala nga bàyyi ko sa kër ga. ba bac bi jeex nga concentré ci bac bi. téléphone yi amul njëriñ bu jeexee nag loola neex nga delluwaat ci. waaye di message wala WhatsApp yooyu bu la ci jàppee rek day ñaaw. te boobaa ñun amuñ ci xel ñaar. suñu liggéey rek la ñuy def. añaanuñ kenn. mais yoon moo ñu fi teg. dañ koy respecté bu jeexee ñu delluwaat fu ñu jógee am nañ suñu liggéey am nañ suñu métier. te ñun ay éducateur ay jàngalekat lañu. te lépp loo xam ne yoon moom la ñu may rek moom la ñu def waaw amul dara loo xam ne moom lañ ci teg wala ñu ko ciy dindi. waaw dafa am ñoo xam ne dañ ñu wóolu teg ñu fi. te loolu am loo xam ne aussi jàng nañ ko. ay ati at ba nekk tey université dafa doxal loo xam ne ñu ngi ciy sant yàlla kon tey bu ñu ñëwee nekk président du jury lu ndaw la ci ñun. mais nag dañ koy gën a fonk. parce que dara du tuuti. waaw dara tuuti te bac dafa am solo parce que comme ni ko waxee ci njëlbeen moo nekk diplôme bu njëkk. soo ko amee mooy tax nga dem université. waaw donc loolu lu jar a fonk la mooy ci études supérieures yi maanaam. kon dafa war a sérieux. parce que ku ci jàll rek ñun nga koy joxaat te boobaa ñoo leen di formé waat ak leneen ak leneen kon loolu daal la sérieux. maa ngi remercier yow moo fi toog parce que yaa ngi def sa liggéey aussi lu rafet la. te xat na lool temps bii ma la may da nga fekkoon sax may waxtaan mais dama la xaaral te liggéey noonu la liggéey doo xaddi waaw doo xaddi mukk di la ñaanal rek sa liggéey jëm kanam parce que aussi tey man ne ak kii amul sama jot xaar ma dem te loolu dama la ci remercier bu baax a baax li ngeen di def aussi baax na parce que dina tax information bi jàll parce que àdduna lu koy doxal information bu dëggu nag wax ma nag information caaxaan bu dëggoo rek suñu dëkk bi ñu ñëpp ko moom Sénégal ñu ñëpp ko moom su doxee suñu Sénégal la bu doxul suñu Sénégal la nañ ci jàpp ñu ñëpp góorgóorlu xam ne liggéey moo ñu tax a jóg lépp loo xam ne day jëmal réew mi kanam wax ma la gox bi sax maanaam ñu fonk ko te loolu daal gis naa ne suñ ci continuer dañ ci am ndam di la remercier di remercier waa dëkk bi di remercier aussi seen site d'information bi donc Bambey TV yaa di leen ñaanal mu jëm kanam ba yoon du yem ci benn yàlla mën na ñu tasewaat di gën a waxtaan ak ci leneen jërëjëf merci beaucoup léegi bëgg naa incha allah